asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Pikine waa Djiddah Thiaroye Kaw ñu ngi nuyu di leen ziar di am mbégte bu baax di ñëwaat di waxtaan ak yéen. waaw événement la bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def bii mooy ñaareelu yoon ñu organiser ko de façon aussi méthodique naam daan nañ ko participer ci association yu ko daan def mais daaw jéeg ci lañ njëkk a def la première édition boo xam ne ñoo ko jëral suñu bopp en charge. def ko daaw jéeg boobu ak faloon lu toll woon ci ay ñaari téeméer ak juróom fukki xale ren jii aussi ñu amoon engagement ak fan ñetti téeméeri xale yoo xam ne ñu bindu woon ñu ñëwee it comme at yi passé gis nañ ni am na lu ci yokku lu bokkul ak ñi nga xamante ni si ñoo bindu woon pour xarfal parce que bëri na si ñoo xam ne soit dañ koy dégg fekk cate na jotuñu inscrire seen i doom mais comme ni ñuy dégg ni rek lu ñuy def la de façon gratuite ñu xëy indi seen i doom ci centre ba pour que ñu mën a dugg ci opération bi su boobaa tamit ñun liñ bëgg ñu delluwaat noonu ak loxoy neen di tas seen yaakaar dañ leen di dugal rek ci biir mbir mi loolu aussi xew na démb bi ñu defee opération bi gis nañ ni ñetti téeméer yi ñu jàppoon ci njëlbeen yokk na ci lu tolloog ñeent fukki xale donc ci bi ñu defee xayma bi nga xamante ni si moom lañ def évaluation bi njëkk gis nañ ni lu tolloog ñetti téeméer ak ñeent fukki xale jàll nañ foofu ñoo xarfal comme ni ngeen ko xamee suñu zone yooyu dafa nekk ay zone yoo xam ne zone yu xaw metti la population yi aussi nekk ay population yoo xam ne yu bëri si ñoom yàlla dogal ñu nekk ñu xaw a néew doole période yi nag nekk période yoo xam ne aussi période yu xaw a xat la ci kilif yi nga xam ne ñoo jiite famille yi ndax daf ciy tombé fête yu bëri yoo xam ne bu ci nekk day xaw a yëngal chef de famille yi ñu ci mel ni tabaski ku ne xam na ko parents yu bëri dañuy xaw a sonn ndax dañuy boole métitu war a uti xaru tabaski boole métitu war a xottil njaboot gi ak dépense yi nga xam ne moo ci lalu yëpp ak it soxna yi kenn du leen bàyyi ginnaaw buñ ci jógee aussi ñu dal ci lu mel ne Magal Touba mu nekk fête boo xam ne aussi fête bu rëy la lu bëree bëri li ci def coono yu yaatu yal na leen ko sëriñ bi fay mais loolu yëpp boo ko boolee ak day ak ouverture yi di war a ñëw ouverture des classes yi tamit nekk événement boo xam ne événement bu xaw a métti la ci chef de famille yi ndaxte dañuy nekk ay parents d'élèves war a jënd ay fournitures war a jënd ay yére yu bees pour seen njaboot war a mën a fay ay droits d'inscription yooyu yëpp nekk yoo xam ne boo ko boolee mu lalu ci benn ndondu koo xam ne xëy na dooleem demewul noonu parfois day jafe pour mu def loo xam ne farata la waaye farata la boo xam ne dafay mobiliser ay dépenses muy xarfal njaboot gi ndaxte boo leen bëggee yóbbu hôpital def opération boobu noonu dina nekk loo xam ne dafay coûter xaalis yenn saa xaalis boobu du daje maintenant pour prioriser dépenses yi yenn saa dañuy négliger dépense boobu nga xam ne dëgg-dëgg du jaadu la du war la mais parfois day xaw a sooxe buñ bëggee concilier dépenses yooyu yëpp biñ ko gisee nag ci lañ ne kon ñun nañ ci bay suñu tànk tubéy xar ci suñu tànk tubéy bay ci suñu waar fexe ba liñ ci mën ci jàppale yenn parents d'élèves yi liñ ci mën ci jàppale yenn njaboot yi ñu taxawu leen defalal leen ko ci seenu njaboot gratuitement mobiliser benn équipe médicale boo xamante ni si ñu xarañ lañu ñu ëpp si ñoom nekk ay militaires ñeneen ñi nekk ay civils mais ñoom ñëpp seen xarañte kenn nattable wu ko ci wàllu woowu ñu mobiliser leen ñu ñëw ci bis bi am équipe aussi boo xamante ni si moom moo chargé wu woon ci préparation bi maanaam recenser xale yi nga xamante ni si ñoom ñoo dëkk ci quartier yi seen i waajur xëy na seen loxo jotul trop seen ginnaaw organiser aussi journée bi ba nga xamante ni si ku ci ñëw dinañ la mën a accueillir dans les meilleures conditions fexe ba sa doom jàll aussi ci conditions yu baax bu noppee aussi ñu jox leen seen yëre julli loolu tamit ñun ñoo ko defal suñu bopp bàyyiwuñ ko ak njaboot yi donc daal l'opération est gratuite de bout en bout médecins yi aussi prise en charge bi nga xamante ne si am na ci bisu opération bi dafay continuer maanaam xale yi bu ñu waree def seen i pansement ak yooyu médecins yi dañuy ñëwaat mobiliser waat pour def ko bu amee complication aussi ñaantu ko yàlla mais loo xamante ni si dañ ko war a anticiper parce que opération bu xaw a délicate la bu amee complication donc ñu fexe ba l'équipe soit mobilisée dans les conditions les plus diligentes maanaam ci lu gaaw ñu jël en charge xale bi nga xamante ne si gis nañu ay complications ci moom li ci war ñun tamit ñu daal di koy def te incha allah rabbi bu ñu yeggee ba ca pandaw ga ba xale yëpp wér
ñu organiser leen nag benn journée culturelle loo xamante ni si daf leen di delloowaat ci suñu cosaan ñu kasak ñu woo artistes yu mag ku ci mel ne ay Tan Bombe ku ci mel ne ay Ndeye Fall ku ci mel ne ay Momadou Pène ñëwoon na daaw Père Demba ñëwoon na moom it ñu masawu njabootam yëpp ak yeneen artistes yu mag yoo xamante ni si ay Père bu xar ay ñoom Ndiaye ñoom ñëpp ñëwoon nañu dinañ sàkkuwaat tamit ren ji ñu teew ànd ca ku ci mel ni Manoumbe ku ci mel ni Ñànku ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak xale yi foo ak ñoom ree ak ñoom bégal leen ci bis boobu nga xamante ni si bisu feet la war a doon ndaxte ku ne xam na ne xarfal xale bu ciy jaar opération bu metti la donc jaadu na bu loolu jàllee nag ñu bégal leen bégal seen famille yi ñu mën a delluwaat ci jàmm ci seen i njaboot mën a préparer aussi sereinement ouverture des classes yi daal di dem ci war a jàngi ñu jàngi incha allah. kon bu ñu déggee seen cas bi kon xam nga question bi nekk xaaral après le bàyyi waaw bu ñu leen xar-xar rek bàyyi leen noonu dañ leen di topp loolu la ñuy wax le suivi parce que bu fekkee ne da nga def benn opération après bàyyi leen lu ci am ci complication mën naa diis ci njaboot yi parce que dañ leen di war a yóbbu hôpital su boobaa war a def soins yi war a fay éventuellement li nga xamante ni si mooy frais yi lamu ci prise en charge xale boobu noonu moo tax ñu ne loolu tamit duñ ko bàyyi ak njaboot yi dañuy fexe ba teggil leen coono bi nga xamante ni si moom lañ amoon yéene ci njàlbeen ñu teggi ko cat ba cat ba nga xam ne ñoom liñ ciy am rek mooy xale bi bu waree ñëw pansement ñu indi ko su waree dellu ñu delloo ko lépp loo xamante ni si moom prise en charge la ak paj geeg yooyu moom ñun ñoo ko jël en charge te incha allah rabi buñ ci yàlla suturaale dinañ ko def na mu waree ba xam ne yëpp wér ak jàmm incha allah. waaw objectif sur le plan politique ñu ngi jëm ci échéance yu am solo muy élection municipale en 2022 bu ko yàlla tuddee ak jàmm ñu fas yéene taxaw ci gox yi nga xamante ni si yëpp parti bi implanté wu na fa bëri na. gox yooyu ñu fexe ba am fa une grande représentativité ñun dañu jàpp ne politique lu ci nekk dafa war a yelloo ak sa taxawaay maanaam commune yi nga xamante ni si am nañ fa taxawaay bu njëkk bu fa représenté parti bi am fa taxawaay bu fés boo xam ne nekkoon nañ ci wetu population bi di leen taxaw di leen jàppale surtout sur le plan social parce que xam nañu ne suñu population yi dañu nekk population yoo xam ne bëri na si ñoom ñoo xam ne amuñu doole trop kon boo leen bëggee taxaw sur le plan politique da ngay njëkk taxaw ci seen wet ci seen i jafe-jafe ak seen i métit au quotidien nga xam ne bu ñu gestoo gis la suñu amee soxla nga taxaw ci bu ñu amee jafe-jafe nga ñëw ànd ko ak ñoom su boobaa su laaj jotee boo leen laajee seen baat bi nga xam ne loolu yàlla na ñi nga xam ne ñi ko doon def ci gox goxaan yi ñi nga xam ne am nañ fa taxawaay ñooñu dinañ fexe ba ñu mën a bokk ci liste yi ci position yi nga xamante ne si dinañ mën a permettre seen yéene ci askan bi nga xam ne naka jekk doon nañ ko doxal ñu mën koo yeggali buñ leen falee ñu nekk ay maire wala ñu nekk position yoo xam ne dinañ mën a taxaw ci taxawaayu askan bi sur le plan social activité yooyu noonu ñuy def duñu ko dakkal parce que gëm nañu ne loolu amul benn lien ak politique dañu jàpp ne lu ñu war a def la parce que ñun ci gox yooyu dañu juddoo ci gox yooyu la ñu màggee suñuy waajur doon jànkonte ak jafe-jafe yi waajur yii di jànkonteel tey jii ñun aussi ñu màgg ci condition yooyu kon jàpp nañ ne devoir la ci ñun ñu delloowaat mbatt ca ndaala maanaam moom mooy léegi jafe-jafe te mën koo saafara ñu jéem koo saafara ci jàmm jéem a fexe ba nekk ci wetu famille yi nekk ci wetu parents d'élèves yi nekk ci wetu njaboot yi léegi nga xamante ni si moo doon suñu yéene te suñu njabootu bopp ak suñu waajuru bopp ñu mottale ko ci njaboot yi nga xamante ni si tey jii ñu ngi jànkuwante jafe-jafe yi ñu jànkuwante woon te ànd ay at ci ginnaaw. waaw waa parti convention citoyenne yi ñoom njukkal laa am ne jëmee ci ñoom ndaxte lépp loo xamante ni si ñu ngi ci nekk pour mu nekk ci aspect politique bi pour mu nekk ci aspect social bi dañ ciy taxaw taxawaay bu mat sëkk macha allah ci njiitul administrateur du parti bi ñu ñëw Maty à travers lui ñu ko remercier rek nuyu ko ñu naa remercier naa waa parti bi ñu xam ne aussi dañu bokk ci benn coalition bu mag coalition bu benn yaakaar ñu am ci taxawaay ba ñu ràññee ñu trop macha allah rawatina ci biir département de Pikine ak ci yeneen commune mais département de Pikine rawatina donc taxawaay boobu tamit dañ ko continuer laxasaay feddali suñu laxasaay ci liggéey ci wetu président de la république ànd ak moom di ko gunge parce que gox goxaan yi moom mënu faa yegg ñun ñi fa nekk ñu ñoo fa war a wane taxawaay bii tax ba population yi xam ne président kat liggéeyam suuf ak ngoon yëpp ci ñoom la jëm li ñuy fexe wala boog li ñuy wax yëpp dafay dugal coalition boobu noonu ci biir wax moo di ne li ñu bëgg mooy coalition bi gagné toutes les maintenant on est 12 communes toutes les 12 communes de Pikine ak même les communes de Keur Massar
ñu boole ko lépp jébbal ko le président de la République ànd ak moom nag ci liggéey suñu gox-goxaan parce que ñu xam ne parti au pouvoir bu fekkente ne dafa am bis bi ak ki nga xam ne moom moo nekk au niveau local loolu li ci jublu rek du nekk li gën pour les populations donc tey jii nii am nañ confiance bu mat ci président de la République dégg ko suñu réew nañ aussi confiance ci ndaw ñi nga xamante ne si ñoo ko nekk ci gox-goxaan yi ñu jox leen commune pour que ñu liggéey ko lépp nag nekk au bénéfice exclusif du Sénégal et des Sénégalais. dafa am li ñuy wax les compétences transférées compétences yooyu dama jàpp ni képp kuy fal da nga war a am benn vision réaliser ay programme yu important ci ay domaines yu précis am na ci ay domaines yoo xamante ni si dafa prioritaire lu ci mel ni l'éducation lu ci mel ni l'environnement le cadre de vie maanaam cet geeg lépp lu jëm ci wàllu woowu lu ci mel ni aussi la santé loolu ay programme prioritaire la yoo xamante ni si dañ ci war a farlu ak jeunesse bi bien entendu ak sport bi nga xam ne man dama ko bëgg ci yëngu bu ci nekk nag am nañ ci xëy na ay taxawaay yu ñu fas yéenee taxaw ci wetu population bi te tàmbali nañ ko lu jiitu ñu nekk maintenant tey jii nii maa ngi nekk di war a inaugurer avant l'ouverture des classes benn salle multimédia boo xamante ne si ñu ngi ko defar foofu ci digg Thiaroye Kaw bi ñu ko defaree ba noppi parce que yéen équipé entièrement pour que ñi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk ay élèves ak même enseignants yi nekk ci école boobu noonu ñu jàngi ñun ñi ba amee fa suñu entrée en sixième muy école Fatou Ndiaye yëpp ñu bëri xam-xam école Lansar noonu la tuddoon avant école boobu noonu ñu def fa salle multimédia buy tax ba xale yi mën a résorber li ñuy wax le gap numérique entre ñoom ak ñi nga xam ne ñu ngi ci yenn quartier yu ubbee yi xale yi mën a tutoyer l'outil informatique dès le bas âge commencer familiariser wu ak machine ak internet ak ordinateur ba nga xam ne ñoom dinañ màggaale ak jumtuwaay yooyu parce que fi jamono toll jumtuwaay yooyu ku ci xarañul rek daanaka dañ lay bàyyi ca ginnaaw lu ci mel ne santé également suñu xoolee suñu commune ak ni mu toll sooxe gi fa am ci anam yëpp nag ci poste yi fa nekk de santé yi mais aussi dénuement bi nga xamante ne am nañ ko équipement ambulance sax amuñu ko pour suñu poste de santé yooyu noonu loolu jàpp naa ne fii àdduna toll aberration la pour que sax ñu wax ne foofu la suñu commune toll ci wàllu amélioration au niveau de la santé en matière de jeunesse je n'en parle même pas parce que amuñu benn politique de jeunesse boo xam ne tey jii nii war na mën a tax ba xale yi mën a am gindeeku mën a am ubbeeku ci àdduna mën a am ay perspectives d'avenir pour seen xëy ak seen formation parce que loolu moom mooy dëgg-dëgg luy tax ba ñu mën a insérer wu dans le marché de l'emploi en matière de sport gis nañ ko am nañu ay terrain donte bëri wuñ ko mais yi fa am sax am ci benn aménagement buy tax ba ñu mën a nekk des terrains aux normes te yooyu yëpp dafa nekk ay yoo xam ne am na moyen wu defar ko tey jii nii maire bi am na moyen wu defar ko pas seulement ci budget wu bi nga xam ne moom la ñuy voter pour la mairie parce que budget bi n'est pas très costaud mais aussi li ñuy wax la coopération décentralisée dafa am ay moyens yu bëri yoo xamante ne si war nañ ko mën a jëli ci coopération bi doon indi ko ci suñu biir commune loolu nag bu ñu falee koo xam ne xëy na amul pexewu mën a def loolu amaana dinañ ko bëgg waaye duñ am mukk ay solution yu jëm ci wàllu boobu beneen bi aussi moo di ne l'engagement personnel du maire ñun ñu ngi engagé wu bu yàlla dogalee ñu fàllu maire bañ a jël suñu salaire en tant que maire fi ngeen ñu fekk nii tey yi ñu fi defee interview bi suñu bërëb bi liggéeyukaay yàlla may nañu ci sutura soo xamante ni si xëy na soxlawuñu salaire maire pour dund wala pour di jàppale ñi nga xam ne ñoo xaj ci suñu wërsëg donc salaire maire mënuñoo yokk lu ñu amul woon kon dañ ko fas yéene delloowaat population yi intégralement bu ñu yàlla defalee ñu falu nekk maire ñu créer un fonds à partir de ce salaire là fonds boo xamante ni si dañuy dem gis une institution financière ni ko kat am nañ benn capacité de remboursement bu tolloog le salaire du maire pendant le mandat légal de 5 ans mu jox ñu xaalis ba na mu toll ñu di ko jàppale jigéen ñi ak xale yi ci ñu am ay projet te mënuñu am doole yu ñu mottalee projet yooyu loolu engagement solennel la boo xamante ni si jël nañ ko te bu yàlla dogalee ñu yéen nekk maire incha allah rek dinañ wàcc wax waa campagne yi moom ñu ngi koy waajal bu baax waajal bi nag ñu jàpp nañ ni dafa war a nekk waajal au quotidien mooy lépp lu nekk soxla askan bi ñu nekk ci am ñoom bañ a xaar ba campagne jot rek ñu ñëw naan leen ñun la diw ñoo war a fas yéene saafara seen i jàngoro bu fekkente ni nekk nañu ak ñoom ci seen i wet di saafara seen i jàngoro ci liñ ci mën lu jiitu ñuy falu jàpp nañ ni bu ñu yeggee ci campagne pour ñëw waxtaan ak ñoom ni leen kat bëgg nañu seen baat pour ngeen fal ñu mën a ànd ak yéen liggéey gëm nañ ni bu baax loolu dootul def incha allah. waaw sama mbir mi moom cant la rek di sant ñi nga xamante ne si ñuy ànd ak ci liggéey bi
boobu ak léegi lépp lu ñu nekk ñu nekkandoo ci ak ñun vraiment comme ni ma ko waxee sànq opération yi ñu def ak yi ko jiitu ak yi ñu war a def yëpp ñoom ñoo ciy jiitu ñoo ciy mujj moom bëgg ci cité waa convention citoyenne ne ñëpp ci njiitu administrateur du parti bi ak ñëpp ñi mu àndal ci liggéey mais aussi di encourager population bi di Thiaroye Kao ci seen résilience parce que gis nañu ne boobu ak léegi bëri na ay jafe-jafe inondation bi jaar na fi yenn saa yi méttitu àdduna kese pauvreté dina ërtal ñenn ñi si mais terewul mu nekk population bu digne population boo xamante ni si bu mën a supporter dans la dignité yenn jafe-jafe yi ànd ak ñun di ay solution te bu amee yéex aussi sax yenn saa ñu am patience su nekk vraiment ay population yoo xam ne kenn du leen dégg ñu ne donc ñooñu vraiment ñu ngi leen di jaajëfal di leen encourager di feddali suñu kóllëre ak ñun di feddali suñu laxasaay si taxaw seen i wet incha allah rabbi lépp lu ñu mën ci saafara seen jàngoro soo doon doon dinañ ko def incha allah.